internet enquête 221.com ñu ngi leen di nuyu ñu delluwaat tey ci seen émission enquête sur boobu ba tey yéen a ngi gis ñu ngi nekk ci affaire Petro-Tim bi tey ñu dalal monsieur Clédor Sène monsieur Sène ñu bàyyi la nga nuyu ak internet enquête 221.com. asalaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw bi mu leen nuyoo yéen ñi ma dalal. maa ngi teg nuyoo bi ci loxo internetu enquête 221 di fas yéene indi ay tontu yu leer ci laaj yi ngeen ma sàkkoo laaj. voilà gis nañu fan yii yëpp ñu ngi ci affaire Petro-Tim bi coow li bëri na loolu keroog procureur génn na wax ni képp ku am preuve na nga dem approché wu à la DIC xëy na suñu première laaj ak yow moom mooy gis nañ la juste après sortie procureur yow nee nga dem nga ba pour yóbbu sa ay preuve mais loolu nan la mujjee ak nu mu demee. waaw xam nga ñun ñëpp dégg nañu conférence de presse su procureur mu ni nit ñi au lieu ñu nekk ci télévision yi ak ci réseaux sociaux yi di wax ci mbir mi. buñ ci bëggee lu leer nañu jébbal li ñu yor bu dee leer na ñu jébbal ko DIC division des investigations criminelles pour ñu ubbi enquête pour leeral mbir mi. ñu jàkk jàngi noonu ku mën a noot na noot que bal bi mu ngi suñu camp désormais loolu doon xewal ci ñun ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi sàkk yoon yi nga xam ne la ñuy aw pour porter plainte mais ñetti yoon yi ñu am yëpp buñ ci duggee day def ak diir maanaam day yàgg. kon day gën a gaaw procureur tijji procédure ñun ñu versé ci ñu dugal ci suñu ay firnde ak suñu ay éléments yi ñu am comme ça ngir yàlla mbir mi leer ba àgg ci nañ pour ñëpp. ok donc ma demoon DIC waajal leen li ma yor defaral leen ko ba mu baax agencé ko ba nga xam ni càmbar gi dafay yomb. ma daal di leen ma daal di fay dem pour fas yéene leen ko jébbal mais mbetteel laa am ak yaakaar bu tas bi ma jàkkaarloog enquêteurs yi ñu ne ma ñoom de jotaguñu benn dossier bu jóge ci procureur di wax ci mbirum Petro-Tim loolu séntuwuma ko woon vraiment parce que dégg naa kilifa wax la veille wax bu leer mën kon xëy na yoon mooy doxin bu yéex mën leen léegi la ma yor bàyyi ma jébbal leen ko ngeen defal ma këyit comme ça bu ngeen jotee ci dossier bi ngeen woo ma ñu mottali ñu ne ma mënuñu laal dara mënuñu jël dara lu dul dañoo jot ordre de transmission soit transmis loolu noonu lañ ko tuddee lu dul procureur transmettre na leen dossier boo xam ni da leen di jox dogal ak ndigal ñoom ñu enquêter ci mbirum Petro-Tim mais loolu jotaguñ ko mën leen kon bu ngeen ko jotee ndax di ngeen ma woo ñu ni ma en principe non maanaam mooy ñoom waruñu ma woo parce que appel à témoin nit ki ci coobareem lay demee mais du wuyu convocation xam nga loolu tamit beneen mbir la mën leen léegi kon man bu ñu leen jébbalee dossier bi man naka laa koy xamee ñu ni ma de toute façon di nga ko xam ma njort niñ ci xëy na dañ ko nar a siiwal ba noppi ñu ne ma te sa numéro téléphone ñun am nañ ko xam nga am naa sa numéro téléphone bokkul ak dinaa la woo donc jëlewuma fa lu leer ca danañ ma woo parce que en principe non la ma tontu kon loolu muy lu ma jaaxal lu ma bett ci procureur mi nga xam ne daf leen mobiliser yéen ñëpp presse bi pour wane ni moom dafa bëgg a leeral mbir mi mais premier problème bi mooy yoon bi mu aw bu fekkoon ni dafa bëgg a leeral mbir mi du aw yoon boobu maanaam yoonu enquête day tijji procédure judiciaire maanaam information judiciaire nga xam ni day jébbal mbir bi benn àttekat juge kooku ci boppam mooy saisir DIC wala gendarmerie ci coobaram lay dépendre ci bataaxal bu ñuy wax commission rogatoire daal di tijji enquête boo xam ni képp koo xam ni mën na ci indi firnde wala enquête bi intéressé na ko moom mooy joxe dogal pour ñu woo kooku déglu ko boobaa ñoom dañu mën a woot nit ñi di leen déglu. xam naa foofu sax si laay duggee ci sama ñaareelu laaj ndax mbir mu mel nii ak coow li mu àndaaleel ak ni ci nit ñi di waxee njàqare yi si nekk ak li leerul est-ce que procureur mu yónnee woon nit ñi ay convocation directe gënul. mais moo gën mais loolu li gënati mooy
mu jébbal mbir mi yoon ni mbir mi kenn jébbalu ko yoon parce que ouverture d'enquête police la mais information judiciaire dossier la boo xam ni day dem ba sës ba jugement kon enquête tout dossier bu ñu jébbal juge mais bu ñu jox police kese la te enquête dafa war a commencer ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuuma mais enquête bu commencer ci nga xam ne ñoom ñoo yóoxu sàcc bàyyi sàcc yi wala ñi ñuy jiiñ sàcc wala ñi ñuy tuumal loolu lu musuta am Sénégal la effectivement parce que ñi nga xam ne yor nañu licence boo xam ni ñëpp ñun nee nañu niñ ko amee jaaduwul wax nañu rakku président ni mu duggee ci mbir mi dafa indi conflit d'intérêt maanaam dañ ko nàkkal wax nañu tamit digganteem ak Franck Timis am na ay lënt-lënt loxo président de la République mu ngi ci ndax nàkkal gi mu ko nàkkal kon ñooñu ñu ci tudd enquête bi ci ñooñu la waroon a njëkk a jublu surtout que mbir mi man ci sama gis-gis dafa soxlawul sax enquête parce que inspection générale d'État ay enquêteurs lañ comme magistrats yi comme alkaati yi ñooñu def nañu liggéey ci mbirum dossier Petro-Tim bu mucc ayib ba tënk rapport ak ay conclusions daal koy jébbal président même bu fekkee ni président sax mu ngi miim ni jotu ko wala mu ngi miimlu parce que day waxloo ay nit ni jotu ko am na beneen enquête tam bu OFNAC def boo xam ni dañ ci dëgg dindi ka fa nekkoon pour rek mu bañ a àgg ci yoon parce que ka fa nekkoon dafa am sañ-sañ ak kàttanu jébbal directement rapport enquête am yoon te du jaar forcément ci ndigalu président léegi balaa muy toll foofu moom ñu dindi ko ka ko remplacer def na fi ay ati at mais ba léegi waxaatul ci dossier Petro-Tim këyit yi nga xam ne ca la Aliou Sall fondé société bu ñuy wax Petro-Tim Sénégal muy filiale wala banqaas ci Petro-Tim Limited société la boo xam ni turu benn nit moo ci nekk société anonyme uninominale Aliou Sall kese moo ci nekk kon loolu tamit lu leer la lu jarul saytu décret yi magam moo ko signé ci loo xam ni dafa dëppoowul ak ndigal ak recommandation wu inspection générale d'État bi ko ni licence yi da nga ko war a annuler ndax dara jaaru ci yoon sàmmontewul ak suñu code pétrolier sàmmontewul ak lenn ci suñu ay texte de référence kon ñoom kenn càmbaru leen kenn évalué wu leen donc da ngay war a nangu permis bi moom mu teg fa loolu daal di signé kon coow li tey bu ñëwee ñoom la ñu war a njëkk a interpeller pour ñu wax ñu ñun lan moo ci nekk parce que ñoom ñooy ndeyu mbil gi ñoom ñoo ci taq ñoom ñoo lañ ciy tudd ñun kenn tudduñu ci ñun dañuy dénoncer di sàkku mu leer léegi ci loolu bu fekkee ni ñun dañu solliciter pour ñu leeral du ñu mën a toog dañuy dem leeral mais ñun amuñu yaakaar ni yoon bi yoonub leeral la parce que bu fekkee ni ki ni sàccee la ñu ni kaay wax ñu kii lu mu sàcc ba na bàyyi sàcc bi loolu du procédure parce que ñi ñu tuumal sàcc kenn waxul ci ñoom dara mais ñi yooxu sàccee la ñu ni yéen attention comme sàccee ngeen yooxu dem leen dig mu leer comme si enquête bi ci ñun la war a orienté. waaw est-ce que tamit monsieur Sène bi àdduna sosoo ba tey mës ngeen gis procureur boo xamante ne dafay woo nit ñi pour ñu ñëw témoigner def appel à témoin. mais loolu guléet la à témoin. loolu guléet la juriste yi fi mu nekk nii dañu am kersa. moo tax may sàkku ci ñëpp parce que am na ñoo xam ni bokkuñoo ak man position am na ñoo xam ne xam nañu ci mbir mi dara mais ñoom dañu jàpp ni seen kilifteef mayu leen ñuy wuyu ci wooteeg procureur boobu dañuy xaar ba procureur jaar fi mu war a jaar mais man awma boobu position man dama jàpp ni dañu war a saisir opportunité bi confronter procureur ak kàddoom comme moom moo bëgg ñu indi ay éléments képp ku yor ay éléments tamit dafa war a def ni man ñëw ni mbir maa ngi nii léegi na jaar ci yoon comme ça ñun ñu am opportunité nekk partie civile te boo nekkee partie civile di nga am accès ci dossier bi lépp lu ñu ci versé yow sa avocat dina ko mën a am dina ko mën a téye ñoom loolu la ñuy bañ moo tax tijjiwuñu information judiciaire parce que bu ñu tijji woon information judiciaire day laaj sa teewaayu avocat te dossier bi juge bi yor par force dañ koy tijjil sa avocat day am fond de dossier li juge bi yor la sa avocat di yor donc presque moom ngay yor te ñoom mbir mi
secret lañ ko bëgg a def ci seen biir ñun du ñu yëg moo tax ministre de la justice moo activé moo saisir procureur doog a réagir te lii vraiment du lu ñu mën a tànqamlu ala kulli aalin il faut que ñu tijji information judiciaire ci mbir mi nga xam ni dafa concerné suñu alal bi gën a bëri parce que mbir mi du lu ci Aliou Sall nekk rek mais dafa doon loo xam ni moo gën a nekk alal pour Sénégal parce que 50 000 milliards de pieds cubes moo fa nekk ci réserve nga xam ni dafa am benn enjeu géostratégique mondial boo xam ni mën na indil Sénégal lu nekk ci xéwal ak njëriñ pour financer développement am ak yooyu léegi loolu ñi nga xam ni xam nañ ci mbir mi dara du neex seen xol du ñu mën a supporter ñuy seetaan benn clan benn famille teg loxo ci loolu yëpp di ko tayle ñu nekk genre courtier yoo xam ne dañ leen jox suñuy ay actifs maanaam suñu alal ñoom ñu koy jaay ñeneen di ci am ay bénéfices wala ay surplus wala li ñuy wax royalties léegi ñun lan lañ ciy am. ba tey ñu desandi ci mbirum procureur moom ak ay waxam dégg nañ ko mu ni débat bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee sànq moom moo am ci réseaux sociaux yi nañ ko transféré yóbbu ko ci tribunaux yi ku am nga témoin est-ce que loolu nekkul moyen pour tëj làmmiñu nit ñi wala intimider leen. mais comprendre nga parfaitement li mu ci jublu xam nga li neex ci Sénégal mooy kenn mënatul a nax kenn ku wax ñu xam fi nga jëm. ku wax ñu xam fi nga jëm débat public bi daf leen déranger parce que am na leneen luy ñëw loo xam ne xam nañ ko ñoom bu doon seen sago wax ji fay yàgg na leen déranger ba premier ministre Boun Abdallah Dionne doon menacer nit ñi ni mayatuñu kenn xam nga loolu dictature la mayatuñu kenn ñun ñu am suñu liberté. mayatuñu kenn mu wax ci pétrole ak gaz bu dulee expert su ko defee ñu atteindre ko ci yoon loolu man moo ma gën a dugal sax ci débat public parce que man je suis réfractaire aux menaces. Sénégalais buggul ku ko tëkku. surtout ci àqam ak yelleefam parce que dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ca boobu la ñu bëggoon a tere nit ñi ñu wax ci léegi coow li jóg na bëgg ñu arrêter débat public boobu bay ciblé tudd nañu réseaux sociaux dérangé na leen. jéem nañ fi jàllale benn loi boo xam ne da leen di may ñu wàññi liberté yooyu nga xam ne suñu ay liberté la bu ñu ko wàññi woon tey jii lii ñuy def nii du mën a possible. duñ ci mën a wax suñu xalaat te ci réew mi lañu bokk. te constitution dafa ni ressources naturelles yi askanu Sénégal moo ko moom kon askanu Sénégal am na ci kàddu mooy patron bi mooy propriétaire ñun ñooy propriétaire ñële ay usurpateur lañu parce que Aliou Sall mënul am 90% moo ko Franck Timis Sénégal am 10% loolu ñu ne duñ ci débat kooku mënut a ne parce que fii dëkku démocratie la. dëgg la Macky Sall bu du woon démocratie du toog fii tey. xam nga dictature la fiy fekk kon keneen du fi mës a toog kon tey jii du yell du jaadu ñu bëgg ñu tënk suñu kàddu comme ni ñu teree woon démb nit ñi dajaloo war a wax ci mbir bi ñu ni kenn du ko fi waxee. ci foo xam ni amul benn menace donc ñoom loolu ñuy def dañ ci jublu estomper arrêter débat public bi ci médias yi ak réseaux sociaux yi mais aussi xoxotal ñi nga xam ne intimider ñi nga xam ne ñu ngi ciy wax ba ñu noppi téye seen kàddu téye seen ay firnde bàyyi leen ñoom ñu nekk ci ñu bàyyi askan wi ci lëndëm